asalaamaaleykum sunu mbokku internet yu TMS TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen balu ak di leen bal ak di leen jaajëfal sa sune ci kóolute gi ngeen am ci seen bi nga xamante ne moo feeñal li nëbb di la TMS TV dalati leen ak jàmm ci seen émission bii di petit matin nag sa sune dina leen indil thème société wala mu indil leen thème actualité. Laata ñuy commencé nag dugg ci thème bi dinaa nuyu ki nga xamante ne mooy kilifa kër gi di Thierno Moulé Sow di ko jox wàccu waayam bu baax di nuyu équipe bu CRA 221 rawatina ki nga xamante ne tey moo nekk ci caméra bi di Pape di ko ziar bu baax a baax di ziar sama naataango mi nga xamante ne moom laa bokkal plateau di Sarata Aydara dama koy jox rek mu nuyoo après ñu jaal ci li nga xamante ne mooy thème bi ñu waxtaanee ko rek Sarata maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm ci émission petit matin. waa soxna Mati maa ngi lay delloo ziar. jox la was sa wàccuwaay nu mu gën a kawee rek. macha allah comme ni nga ko waxee rek ñu ñëw ci émission bi nga xamante ni moo di au petit matin. nga xamante ni bi saa su ne yaa ngi indi ay thèmes yu am solo thèmes yi nga xamante ni macha allah dafay daal di toucher réew mi. dafay daal di amal njëriñ réew mi. rawatina internet yi nga xamante ni ñoo ñuy faral di ñu seetaan à travers TMS TV. waaye Mati damay daal di jox wàccuwaay ki nga xamante ni bi rek moo nekk kilifa kër gi. mu nekk Thierno Moulé Sow nekk the king of the king ki nga xamante ni moom la yàlla namm moom la yàlla may kattan may ko doole may ko pouvoir ba nga xamante ni mu mën a jëflante ak ay jinne ak ay dëmm macha allah ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram yàlla bàyyi ko fi ci kanam a kanam ndax amal na njëriñ réew mi donc damay bàyyi rek nga daal di indi thème bi nga xamante ni moom lañu war a faram fàcceel tey ci émission bi di petit matin. waaw kon ni nga ko waxee rek Sarata Aydara duñu tàyyi mukk di ko jox wàccuwaayam parce que mi ngi def liggéey boo xamante ne liggéey bu am solo la di kilifa kër gi di Thierno Moulé Sow di ko jox tamit ki nga xamante ne mooy yaayam di Ajaratu Mariama Camara di ko ziyaaraat moom tamit bu baax a baax ñu jàll rek ci li nga xamante ne mooy thème bi Sarata muy li nga xamante ne mooy chômage muy ñàkkum xëy surtout si ndaw ñi ñu gis ne fi mu nekk nii lëmbe na dëkk bi koo wax mu ne la maa ngi ut liggéey jàng naa ba pare maa ngi ak samay diplôme mais pour ma am liggéey rek dafa jafe léegi ma bëggoon xam lan mooy cause bi ak conséquences yi nga xamante ne moom la ñàkk xëy boobu mën a indi ci réew mi rawatina ñi nga xamante ne ñooy ndaw yi nga xamante ne ñooy yaakaaru ëllëg. waa soxna Mati damay daal di rafetlu thème bi nga xamante ni moom nga indi tey te mu nekk daanaka actualité du jour parce que chômage daanaka dafa daal di lëmb lu bëree bëri te indi na conséquences yu bëree bëri kon nag damay kontaan te rafetlu thème bi nga xamante ni moo di chômage te chômage nag buñ ko déggee mooy ñàkkum xëy te ñàkkum xëy ñu ma gën a laal mooy jeunes yi sama mbokku jeunes yi maanaam suñu mbokku jeunes yi mun naa ne chômage lu koy indi mooy maanaam mooy li nga xamante ni mooy ñàkkum xëy maanaam ki nga xamante ni day toog këram naan ataaya du xëy du gontu du def dara en fait mu ngi toog jàpp njàmburam waaye nag luy indi loolu maanaam xëy na amaana gisuñu occasion maanaam gisuñu benn occasion mun naa ne d'abord ci état bi parce que état bi bu fekkente ni recruter wul ay ndaw yaa ngi comprendre ci entreprise yi tey dañuy gis ci entreprise yi ki nga xamante ni maanaam su waajuram yi maanaam bu ñu amul doole du ñu mën a am accès ci entreprise yu mag yi wala ci moo xam entreprise bu mag moo xam bu ndaw petit ou moyen entreprise ça dépend de l'entreprise mais da ngay gis ñi nga xamante ni ñi fa ëpp mooy ñi nga xamante ni soit seen waajur yi dañoo am doole maanaam dañoo am xaalis ñooñu ngay gis ci biir entreprise yi waaye nag ñi nga xamante ni ñu mel ni man yaa ngi comprendre ñooñu amuñu benn accès ci yenn entreprise yi yaa ngi comprendre moom moo xam bu petit entreprise la wala moyen entreprise ou bien grande entreprise moo xam bu munta doon waaye cause bi lu koy indi ba tey soxna Mati bëri na li tax chômage bëri ci réew mi ñàkk entreprise
yenn des fois da ngay gis am na du am maanaam réew mi bëriwul ay entreprise waaw bëriwul ay entreprise bien vrai que ni gaa yaa ngi def ay jéego état moo ngi def ay yenn jéego bien vrai que ni loolu tamit nit buy def ay effort tamit dañ koy saluer itam bul xool lu négatif rek waaye entreprise ba tey dañ ko war a yokkuwaat ba tax ni jeunes yi ñu mën a am lu ñuy xëyee parce que mënoo am say diplôme am sa lépp amoo fi nga war a mën a exercer sa li nga def li maanaam ci li nga jàngale ci entreprise li nga opté li mënoo ci am benn xëy mënoo ci am benn gont xam nga loolu doon na li nga xamante ni problème la ci réew ndax bu ñu amee ay jeunes vraiment ñu am ay ressources humaines des jeunes vraiment yi nga xamante ni ils sont dynamiques ils sont bien formés vraiment war nañ leen wutal fi nga xamante ni moom lañ mën a bu ñu paree seen i jàng maanaam seen formation wala jàng war nañ fa mën a agréer waaye nag loolu nekk na phénomène bi nga xamante ni bi rek cause la ba nga xamante ni jeunes yi ñoo ngi chômer te loolu foog naa loolu du doxal réew te bu ñu xoolee itam côté chômage itam boo gisee chômage bi tax na maanaam cause na ba tax ni mu lancé comme keroog suñu émission boobu bi ñu def émigration clandestine parce que duñ ko mën a ñàkk wax voilà dañoo gisatul seen bopp ci réew mi parce que jàpp nañ ni réew mi amatul xëy maanaam amatul benn job est-ce que loolu choix loolu war na nekk choix boo xamante ne xale yi war nañ jël seen avenir di ko def ci ndox bi parce que mën nga dem di uti far sa bakkan loru fa des fa mu nekk ñoo te ñu ci gaañu ñëpp ñu ci bëri saarata ay espoir lañ woon ñoo xamante ne presque ñu ci bëri université lañ nekkoon ñii ni amoon licence ñii tamit ñi nga xamante ne ñu ngi doon def maçon ambulant di ci am dara est-ce que loolu tamit li nga doon uti du far yàqu nga gën a jël say waajur di gën leen a mettre ci condition yoo xamante ne du normal. waa soxna Mati loolu xam nga émigration clandestine comme ni ma ko waxee ca njëlbeen ba kenn du ko rafetlu waaye jeunes yi ñoom ñoo xam seen cause ndax koo gis rek mu def dara rek peut-être am na li ko sabab am na li ko waral ba tax ni ñoom tam ñu décider ni maanaam sacrifié wu maanaam seen jaral na leen lu ne ba ñu ne barza wala barsaq donc am na benn sëriñ bu bokk ci kii maanaam ci côté Sisi yi ki ne woon jeunes yi waruñu leen condamner ndax l'homme est né par le risque donc quand l'homme est né par le risque donc il peut tout faire yaa ngi comprendre mais tamit nee na li ñu yàq mbir mi rek waroon nañ yem ci Barça balaa ñu yegg ci Barsak donc nag loolu nekk na li nga xamante ni waroon nañ xalaat leneen yaa ngi comprendre mën nañ jaar ci avion xëy na nag xaalis koom-koom bi c'est tout un problème. mais nag 300 000 yi ngay jël Sarata di ko duggee ci pirogue yi jàppoo ni boo koy investiroon fii sax sa bitugu mbàkk di def par nànk-nànk su yoon jeexul waaxu sil du jeex te tamit sa wërsëg mun nga ko bañ a dabu ndax ala kulli xaal li nga xamante ne danga ko war a am boo toogee di nga ko am waaw loolu moom soxna Mati loolu dëgg la waaye nit ñi dañoo ñun doomi aadama yi dañoo wutee yaa ngi comprendre dañoo wutee nit ku nekk ak nu muy xalaatee xam nga loolu nekk na li nga xamante ni ça pose problème parce que man Mati ni may xalaatee ak yow Mati ni ngay xalaatee ak ñoom Pape wala Saliou ni ñuy xalaatee bokk mën na bañ a bokk yaa ngi comprendre donc nag ku ci nekk ak nu ngay xalaatee ak sa vision ni ngay gisee xëy na nag ñoom dañoo gis que ni ñoom bu ñu jàppee yoonu gaal gi xëy na dinañ ci réussir alors que ni xëy na demeewul noonu du ñëpp am sens boobu mun nga dem ci gaal bi des fa mun nga dem ci gaal gi itam daal di jéggi gaal gi yegg fi nga bëgg a jëm mais tel n'est pas le cas donc nag xëy na causes yi moom ci wàllum chômage dafa daal di bëri comme ni ma ko waxee côté jàng bi ñi nga xamante ni dañoo raté seen jàng ñu dem ci métier yi itam parce que léegi imagine toi que ni nga exercer ces métiers nga dem côté mécanique maanaam moo xam mécanique moo xam maçonnerie moo xam lu mu mënta doon yaa ngi exercer loolu soit yaa ngi nekk ci stage ci benn nit
ci sa benn mbokk wala soit ci beneen nit nga def foofu stage nga dem ba maîtriser sa liggéey moo xam maçon la parce que loolu tam dañ koy jàng doo ñëw rek bërëb xëy na nga am don mais loo gis dañ koy jàng nànk-nànk mais boo demee voilà boo demee ba mën sa liggéey yow amoo kenn ku lay appuyer sa doole maanaam bëriwut amoo ku lay appuyer ba pare su fekkente ni tamit yaa ngi ci côté mécanique amoo fi nga xamante ni foog nga war a exercer investir nga non foofu nga war a investir maanaam comme ça kii dem ba mën xam nga ni boo nekkee comme par exemple menuisier xam nga ni boo demee ba jëlee ci expérience jëlee ci xam-xam xam nga da ngay bëgg a finance waaw mooy nga di am foo xam ne fa ngay exercer wu sa métier foofu fi nga xamante ni dafay exploité maanaam nga tijji benn entreprise bu ndaw boo xam bu ndaw nga tijji ko mais boo amul loolu nooy def waaw dafa metti Sarata boo amul loolu nooy def moo tax ndaw yu bari fi mu nekk nii dañ naan Sénégal bras long wala recommandation parce que da ngay jàng ba pare ba am sa diplôme yi nga xamante ne yow moom nga war a am nga toog doo liggéey man nag waxuma chômeur yi nga xamante ne ñoom jànguñu defuñu dara dañoo toog nekk si di naan ataaya ker bu leen fekk beneen ker fekk la fa loolu taxul ñu naan chômeur boo gisee ñu naan chômeur mooy ki nga xamante ne jàng na ba pare wala ki nga xamante ne jàng na métier ba pare am ay diplôme am toog kooku la ñuy woowee chômeur mais ki nga xamante ne moom deful benn effort waxuñu waxam te bu ñu gisee nii 2018 ba 2020 taux de chômage bi dafa yokku parce que déjà 14% la nekkoon mais gis nañ ni au fur et à mesure affaire bi dafa gën a yokk ba 17% bu ñu demee ba nga xamante ne 17% ci ndaw yi dañu leen gis ñoom amuñu liggéey est-ce que du offre bi moom moo inférieur que demande comme ça demande bi moo supérieur que offre bi nga xamante ne état moom la yor mooy yi nga xamante ne moom lañ war a liggéeyee barab yi ñoo liggéeyukaay yi ñiy demandé moo ëpp ñi nga xamante ne mooy ñiy joxe est-ce que bu ñu demee ba foofu dëkk bi dina doy waar parce que ñiy mën a liggéey du bari. waaw soxna Maty ni nga wax rek moo am parce que tamit comme ni nga ko waxee demande bi bu ëppee que offre bi donc c'est catastrophique parce que boo gisee ci entreprise yi bëri seen demande dafay bëri da ngay gis ku dem déposer benn diplôme am pour wut liggéey mais entreprise bi bu fekkee ne il a des limites rëyut wala bu fekkee rëy na tamit bëri na ay employés presque di nga gis benn entreprise dina jël ay 200 employés ci benn entreprise yow tamit mu am ba tey ay chômeurs yi nga xamante ñoo ngi ci ginnaaw ñoo ngi déposer seeni diplôme mais c'est catastrophique parce que imagine toi que ni nga dem ci benn entreprise di nga teg foofu noonu say diplôme maanaam sa demande d'emploi di nga ko fa teg mais di nga toog ay 2 ans 3 ans doo dégg kenn du la woo parce que lan moo waral lool parce que entreprise yi ñoo xat léegi entreprise yi ñoo bëri ay nit di nga gis ci benn entreprise plus de 200 personnes ci benn entreprise mais fan la ñuy jëm. mais anciens yi tamit waruñoo xajal jeunes yi anciens yi nga xamante ne dañuy waaw bëgg nañ dara Sarata mais boo xoolee ci état bi rek di nga xam fan laay waxee ñoom anciens yi bëgg nañ dara mais boo demee ba nga xam ne nekk nga si retraité nga war nga mën a xajal xale yi ñu dem ba pare tamit état da ngay gis fii nii xool suñu gouvernement bi noonu rek la seen entreprise yi mel parce que da ngay gis gouvernement bi anciens yi ña nga daan gis temps Abdou Diouf ba léegi même visage yi ngay gis ñoo nekk si état bi boo duggee tamit si entreprise yi même chose nga fay gis dañuy jël mag boo xamante ne leer na ne war na dem mu toog léegi ndaw yi boo leen xajalu ñoom na dina yi liggéeyee gouvernement bu bees bi tamit wane na ko parce que jeunes yu bari amoon nañ espoir pour dugg ci mais gis nañ ni ñi nga xamante ne woon ay mag lañ waroon nañ moo dem xajal seeni sët waxuma la seeni doom de seeni sët lañ waroon xajal ñu toog ñoo nekk ci canapé yi toog occupé ko loolu tamit mooy Sénégal boo xamante ne ñiy am dañuy gën a am ñiy ñàkk di gën a ñàkk ñu dem ba tolluwaayu réew mi dafa dem ba nga xamante ne dafay poser nit ñi koo wax sax mu ne la léegi jàngatuma ndax dangay jàng ba pare état di la gololoo doo liggéey mais nag man damay duut baaraam ñi nga xamante jeunes yi nga xamante ne dañoo nekk di xaar état bul xaar état boo nga gisee jaayal bul xeeb liggéey comme ça am ñoo xamante ne fii nii dañuy nekk ay étudiants pourtant bu ñu demee Europe dañuy allier étude bi ak jàng bi da ngay gis koo xamante ne day dem restaurant jàng bi ak liggéey bi parce que da ngay gis ñu dem ci benn restaurant nekk serviteuse di servir boo xëyee da ngay dem jàngi
mais bu guddee da ngay dem servir ba fajar soo wàccee da ngay sangu rek dem liggéey est-ce que loolu dinañ ko def fii Sénégal da ngay gis koo xamante ne bu allié ñaari liggéey sax ne sonn na te pourtant gars yi buñ demee Europe dañ koy allié pour mën see génn nga xam ne comme am nañ benn complexe ñun sénégalais yi surtout jeunes yi da ngay gis orange pël Fuuta yi la ñuy wax mooy jaay orange këriñ ñu ne pël Fuuta boutique ñu ne pël Fuuta ndax ñoom bu ñëwee fii Sénégal duñ xeeb benn liggéey lu ñu gis dañuy liggéey di yóbbu di teral suñu waaju est-ce que du complexe boobu tamit moo nekk ci sénégalais yi. bien sûr soxna Mati. loolu dama koy déggal. parce que suñu jeunes yi. maanaam ñun jeunes yi nangatuñu liggéey. yaa ngi comprendre parce que dañuy bëgg lu yomb. yow naka ngay mën a bëggee xaalis bëgg koppar bay bëgg a dee nga ne doo liggéey. yaa ngi comprendre parce que ñun sénégalais imagine toi yow am na yenn cas yu lay dal yow mii sax sa jëmmu bopp. cas yi nga xamante ne dañ koy fekkee am na yenn nit yi jëlal rek exemple ci bon yi. exemple bu gën a jege ci bon yi moo xam ci bon yi moo xam ci yeneen entreprise yi en fait maanaam comme ñun tamit suñu mbokk journalistes yi. ak ñeneen ak yeneen. de manière générale voilà de manière générale. ak yeneen kii yi nga xamante ni employé ñu ngi koy am fii ci Sénégal da ngay gis benn jeune wala benn nit bi nga xamante ni nee na dafa bëgg liggéey mu ñëw. mais imagine toi mu ñëw benn jour rek benn jour laa la may rek nga gis mu commencé di gàntu benn jour mu commencé di gàntu naan comme par exemple comme bu ñu jëlee exemple ci ay jànq dañuy ñëw benn bés rek ñu naan liggéey bi dafa bëri lii dafa métteeg ñoom seen nga gis tamit sama mbokku journaliste yi tamit des fois da ngay ñëw di liggéey pour stage je sais pas wala soit ñu recruter la fenn nga dem liggéey benn bés rek nga commencé non job bi dafa ngay gàntu yaa ngi comprendre job bi dafa metti di ñaxtu di non di wax n'importe quoi. te àdduna dara yomb fii nit jeunes yi tamit dañoo war a bàyyi seen xel que ni fii ci àdduna gi dara yomb fii booy lekk sax dafa métti asantumaak ñu ne job pratical li nga xamante ne moom nga bëgg soit wala soit pour sa avenir qu'importe pour sa avenir pour nga réussir sa àdduna nga mën a teral sa ñaari waajur pour jaamu ci yàlla itam yaa ngi comprendre parce que imagine toi que man mënuma comprendre que ni tamit jeunes yi ñun lu ñuy bañ fii Sénégal ñu dem nangu ko feneen ci Europe parce que nit ki boo nekkee ci sa réew da nga war a contribuer da nga war a participer ci sa biir réew ñu xam ne ni yow yaa ngi exister mais nga bëgg lu yomb di taal sa di xaar état naan état ba jéem te yow doore woo fay woo atte woo xeex ba soo ko daanu fa nga toog vraiment te état mënul def lépp ñun ñoo war a jóg ñun jeunes yi ñu takk suñu tubéy takk suñuy sër yaa ngi comprendre ñu liggéey def fi li nga xamante ni même suñu maam yi wala suñu mag yi wala suñu papa yi musuñu koo def man loolu lay wax sama mbokku jeunes yi nañ bàyyi fainéant toog rek ràcc rek naan état wala xaaral sama papa lay xaar wala sama yaay lay xaar te doo liggéey doo xëy doo gont nekk fii rek di bëri wax amul sens sous-métier amul nit boo amee sa diplôme amoo liggéey mais dama wut beneen liggéey y a pas de sous-métier liggéey yépp liggéey la rek jaamu yàlla rek la na lew rek na lew te barke nekk li nga xamante ni mu amal njëriñ ci yow maanaam mu am barke amal njëriñ ci say waajur loolu mooy amal njëriñ sax société bi ndax gis nañ ni boo nekkee chômage suñ demee ci conséquences yi boo nekkoo sama insécurité mën na régner parce que dina dem ba benn instant doo subvenir ak say besoins mën nga dem def agression wala nga def leneen ak leneen kon tamit nañu waaw tamit cause yi bëri na ba pare état tamit bu muy répercuté ci société bi bari na dafay bari dina indi comme par exemple li nga wax dina indi ay agression dina indi ay tueries dina indi lu bëree bëri ay ñaawteef yu bëree bëri lay indi day pousser ndaw parce que bëri na ay cas yu ñuy gis ay ñaawteef yu ñuy gis fii ci Sénégal gii du ma ne Europe du ma ne feneen mais fii ci Sénégal bëri na fi ay cas yi nga xamante ne maar day tërig la barki yàlla maar day tërig la da ngay yéem ci yàlla mu nekk loo xamante ne am na solo lool lii sax dañ ciy def suite dinañ ñëwaat andi suite bi nga xamante ne parce que fi mu toll nii am na njëriñ torop ndax war nañoo ñëw ci solution yi wax li nga xamante ne mooy tax tamit ndaw am benn abri bi am benn pro kii boo xamante ne tësluwaay bu dëgër boo xamante ne dina ci mën a teg loxoom ba réussir ñu bàyyiwaat xel bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy ndaw yi surtout état ndax état buñ nee dëkk rek état nga war a jiital
état mooy la nga xamante ne c'est essentiel mais tamit doo toog rek di xaar état da ngay jug nekk ci kon li sëñ Mountakha Mbacké xalif général di ko ziyaaraat bu baax li muy wax nañ ci nekk ku ci nekk rek yàlla fekk la ci kon nañ ci nekk bu baax a baax surtout ndaw yi ndax ndaw moom mooy def ëllëg kon nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax saata rek ma jox la rek ñu tàggatoo parce que li ñu cërale woon ci waxtu jeex na ñu dem ba beneen yoon xam naa ni doyaloo mais dinañ indi suite bi incha allah. waaw soxna Mati li nga wax rek loolu moo am ndax thème bi nga indi dafa am solo te dafa yaatu ndax buñ fi nekkee di wax duñ ci pare fii ba suba duñ ci pare parce que dafa yaatu dafa amal njëriñ askan wi donc nag li ma mën a wax sama mbokk jeunes yi qu'importe mu am entreprise moo ñàkk am entreprise mais et l'esprit de créer en fait et l'esprit créativité de créer. Voilà, il faut créer, il faut oser rêver comme on le dit. Donc nag ñun dañoo war a oser war a taxaw suñu réew war a contribuer ci suñu biir réew parce que ñun sommes des ressources yi nga xamante ne ressources humaines lañ ressource bi nga xamante ne dañoo war a amal njëriñ suñu réew. dañ ko war a delloo. te nañ tamit nañ bind ay projet di jox état parce que état tamit bu amul ay projet yoo xam ne jeunes yi ñoo ko fi teg ñoom tamit duñu leen mën a jàppale. jeunes yi nañ jàppale suñu bopp ba pare état jàppale ñu ndax loolu tamit doon na lu am solo. loolu moom mooy wax ci comme ni ma la ko waxee ñun il faut ñu am esprit de créer oser rêver c'est ça en fait il faut oser rêver oser nag du question de non man dama oser mais oser c'est dans l'esprit c'est dans la capacité c'est dans le cœur d'abord aussi tamit parce que il faut mettre dans la tête que ni je dois réussir est-ce que tu comprends je dois réussir donc nag si tu mets tu fais l'avance donc je pense que ni Dieu va t'aider kon ñun nag war nañ góorgóorluwaat war a taxaw suñu réew war a taxaw suñu bu jëmu bopp parce que suñu réew moo ñu war a soxal moom lañ am suñu jëmu bopp lañ am itam parce que ay doomi aadama lañu te ñun nee nañ liggéey jaamu yàlla la donc nag dañu war a moo fi nekk sax moo fi nekk taxaw bu baax liggéey ak jaamu yàlla moom moo nekk ci àdduna ku ko deful rek perte nga kon jeunes yi nekk leen ci bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba suba incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci beneen numéro seen émission Petit Matin.